nañu mbégteeg bànneex ñoo ak yéen ci seen émission sortie ci rajo télévision bu Walfadjri tey ñu nekk nag ci Kër Massar nekk ci kër Soxna Marie Aw nag bokk ci ñi nga xam ne nag dañuy yëngu ci parti démocratique sénégalais ñu ràññee ko lool ci ñi nga xam ne nag boobu ba tey ñoo ngi takk seen kumba di xeex ngir Karim Wade ñu bàyyi ko Soxna Marie Aw ñu lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Astou di nuyu groupe Walfadjri yëpp di nuyu sénégalais ak sénégalaises yi ñuy seetaan. bon ko ngoog Marie Aw ñu di ko wax yaayu Karim Wade nag Sénégal ñëpp Viviane Wade lañ ci xamee waaye moom yaayu Karim Wade la ko ñu bëri di woowee soxna Marie Aw tur boobu fu mu jógee Marie Aw yaayu Karim Wade. waaw Ndeye Astou man damay am mbégte bu ma doxee ci mbedd yi wala may dégg wax dëgg yàlla taskatu xibaar yi di ma tuddee yaayu Karim Wade dama ciy am mbégte damay wone rek daf may won rek ne sama taxawaay ci Karim Wade bu matulit xëy na ràññee nañ ma ci ndax Karim day sama frère Karim day sama rak ma ànd ak moom ci ay jamono macha allah mu toll nag tey jii ci ay tolof-tolof sama taxawaay war a mat sëkk nag ci wetam ba li nga xamante ne moom la ñu ko teg yàlla teg ko ci jàmm ak salaam. looloo tax xam naa ni may woowee yaayu Karim ñu taamu la pour def ak yow émission bi mooy ne PDS bëri na ñoo xam ne ña nga ciy yëngu. te jamono ji bokk nga ci ñi nga xam ne daal daanaka da ngay fës loolu ci jigéen ñi. lu waral jigéenu PDS yi duñ leen dégg lu bëri ci mbiru Karim Wade. waaw xëy na ñu ngi leen di dégg sax ndax sama sœur yi tamit wax dëgg yàlla jàmbaar lañ ci ñu ngi yëngatu waaye man daal nga jàpp rek ne man samay mbir daal. jàpp naa ne Karim Wade jàpp naa ne ku ci war a jiitu rek man maa ci war a jiitu pour plusieurs raisons nag ndax Karim yàlla dafa dogal dañoo xamante ci ay circonstances yu particulières Karim Wade am fu mu taxaw nag askan wi ma di ko fekkee rawatina nag fii ma dëkk ci Kër Massar ndax bi ma koy xam ay booru 2001 2002 boobu Kër Massar ñu ngi ci tolof-tolof yu metti fii ñu dëkk nii tey jii nga fekk ma fi yàlla dogal ñu am fi mbënn mu méttee métti boo ko seetoo di ngeen gis kër yi nga xamante ne ñoo ma wër seeni borom wàcc nañu kër yi yàgg na mët na juróomi at mu ñëw nag fekk si ma fi ci sunu naqar jàppale banlieue bi jàppale doomi aadama yi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci ay jafe-jafe def ko nag ci façon bi nga xamante ne moom la Sénégalais yëpp bëgg mooy ci sutura ak ci teraanga Karim Meïssa Wade lépp lu muy defal doomi aadama ci sutura ak teraanga ma gis ci moom aussi yar ak teggin ak dal yàlla may ko nag mu dal lool nag Ndeye Astou dal bi ñuy wax billaay Karim Wade moo dal mën a liggéey fonk liggéeyam fonk doomi aadama respecté ñépp nag lu waral sa nga ànd ak Karim Wade parce que Karim Wade jamono ba nga xam ne ci lay neex ñu bari xamuñu la dëgg la lu tax léegi ñu ràññi la ci dafa am luy séntu peut-être dans l'avenir ne sa xeex bi dana am lu mu la jëriñ lu mu la jural ëllëg parce que ñu bëri ñenn ñi dañoo jàpp ne Karim mën na am mu nekk njiitu réew bu Sénégal est-ce que du espoir boobu nga am ba tax bu ba tey rek nga jàpp ci Karim te koo baax. mën na bañ a nekk loolu Adja Ndeye Astou ndax nit bu fekkee da ngay jàpp ci moom da ngay bàyyi ba mu neex te ku ne xamoon na ne Karim Wade nekk na fi ministre d'État. nekkoon na fii Abdoulaye Wade di waajuram bu góor boobu la jege woon ko gënoon a neex gënoon a jekk man nag dama ci doomi aadama yi nga xamante ne dama gëm ne sa nit bu nekkee ci tolof-tolof keroog nga war a gën a fësal sa féetewoo ak moom féetewoo bi nag man dama ciy fier li tax ma di ci fier mooy barab ba may taxawee di ko taxawu ak ñeneen ñu mel ne man am na ñeneen ñoo xam ne la leen Karim Wade defaloon taxawuñ ko tey dañ ko woon ginnaaw di ko doxalal leneen loo xamante ne xëy na tey jii Karim bu ko waxee bu ko waxul am na ci mbetteel mu rëy kon nag fierté la ci man Ndeye Astou ma taxaw tey séentu ma ci dara nag li ma ciy séentu xam nga lan laa dama bëgg Karim Wade tolof yi nga xam ne moom la ko Macky Sall teg ak gouvernement am mu génn ci dellu ci njabootam dellu ci yaayam Viviane Wade dellu ci baayam Abdoulaye Wade dellu ci doomam yi nga xamante ne depuis ñaari at ñoo ngi nii gisuñu seen baay te seen ndey génn àddina loolu rek laa ciy wut. justement ñu ñëw ci mbiru Karim Wade parce que yaa ngi fi wax tolof mu nekk ba tey ci àtte boo xam ne ñoo ngi koy àtte ci palais justice Lat Dior foofu nag daanaka semaine bi nekk na semaine boo xam ne ñu bëri ñoo ngi ci doon gis ay yu bees rawatina mbiru Cheikh Diallo ñu gis ne Cheikh Diallo témoin à charge la ci li nga xam ne moo di la ñuy tuumaal Karim Wade mu ñëw di dëggal ne
am na ay mbir yu bëri yoo xam ne dañ koy tuumal Karim Wade dëgg la rawatina la nga xam ne moo di groupe de presse am boobu mu fi doon taxawal CD Média te jàpp ne Karim Wade moo nekk ci gannaaw coow li bëri noo gisee mbiru Cheikh Diallo Karim Wade. Ndey Astou nga may ma sax bala maa dugg ci mbirum Cheikh Diallo Karim ma won sénégalais yi procès bi ni ñu koy dundee procès bi ñu ngi koy dundee ci anam bi daanaam ci forme bi dañ ciy gis ay tolof yu baree bare. dinañ ci ñëw parce que yooyu xam nga yàgg nañ ko wax tout le temps. procès bi créé yeeg yooyu mais yooyu débat bi dafa yàgg sénégalais yi dañ ko yàgg dégg ba daanaka discours bi yëpp bu doon un disque serait un disque. dew ma foofu sax man ci forme bi maanaam procès bi ni muy déroulé foofu laa bëgg a jëm. ndax xuy kama ci bari nañ fa torop. loolu sénégalais yi dafa baax ñu xam ko ñu xam ne délestage yi nga xamante ne sénégalais yaa ngi koy am seen biir kër ma ne la ca procès Karim Wade la raay bi wulee ñaay foofu ci boppam juge bi dafa am problème sax président cour bi dafa am problème sax pour nu muy defaree procès bi ndax xuy xamaj bi daal mi ngi ne fi mel ne lu kenn xamul. beneen bi ci topp mooy ñoo gis ci biir procès bi ay tolof yu demee ni Viviane Wade saa yu ñëwee ci bunt bi rek war a yéeg ñu yebal seen policiers yi ñu taxaw ne Viviane du dugg wala ay garde corps am du ñu dugg loolu sax dafa mujj ba Maître Amadou Sall teg na ko barki démb ci biir procès bi ba defe naa Henri Grégoire tranché na ko te jàpp nañ ne xëy na loolu waru faa mën a amati ndax bu dul dara sax Viviane Wade nag war nañ koo mën a jox égaru li nga xam ne moom la doonoon ci réew mi ma dellu si nag ci procès bi en tant que tel ni nga ko waxee gis nga ñun léeg-léeg est-ce que yaa ngi teew ci procès bi chaque jour maa nga fa ku ma xam ak ku ma xamul yépp chaque jour 6 heures du matin laay jóge fii Kër Massar maa ngi fa tous les jours te maa ngi fas yéene nekk foofu ba procès bi jeex ndax nag Karim Wade dafa soxla gis ñu mel ne man ñoo xamante ne ay wëllëreem lañu ñu nekk ci wetam quoi qu'il advienne loolu solidarité la boo xam ne ñoo ko sas ci nu bopp. mais dafa am témoin yoo xam ne ñun dañuy xool témoin bi mu mel ni prévenu ci ñun loolu Cheikh Diallo ca la bokk. ndax li tax ma wax loolu dafa mel ni prévenu parce que tout simplement ni ñuy dérouler mbir mi duma dugg nag ci fond procès bi ndax ñoo ngi xam ne ñoo ngi dérouler mais ni ngay gisee mbir mi da ngay xool ne Cheikh Diallo d'abord taxawaayam foofu ak ni nga xamante ne noonu la ko partie civile bi di questionner ak parquet spécial da ngay xool carrément ne daanaka liñ koy laaj sax bariwul dafa mel ni ñoom Cheikh Diallo la mu leen wax doy na leen ba gëstuwuñ ci gëstu bu doy loolu daf may amane sax ma waxi tamit ne mbooloom loo xamante ne mooy dox ci procès bi bokk na procureur Aliou Ndao du déglu kenn lu ko neex wax lu ko neex def buy day dagg nit ñi président bi day sonn ci moom loolu aussi comportement la boo xam ne ñun ñiy seetaan ci biir procès bi ñu ngi koy décrier mais Cheikh Diallo jàpp nañu ne daal lu am maanaa la loo xamante ne procureur spécial soxla na koo teg ci ndoddu Karim Wade mais nag du demee noonu ndax témoin la ndax bul fàtte Ndey Astou ne moom prévenu la woon dafa nekkoon nag Karim Wade biir Rëbës ñu xëy suba veyu tabaski ba ñu ne suba la tabaski ay minuit ci guddi la ñu bàyyi Cheikh Diallo ak Boubacar Konaté ne leen yéen jox nañ leen liberté provisoire jël Karim Wade delloo ko ca kaso ba mook Mamadou Pouy ñu toog ab diir ñu dégg ñu ne Cheikh Diallo defal nañ ko non-lieu total waaye ñun de suñu xel tey na ñun ñu toog di déglu ak di fekkee la xew fee mel na ni Cheikh Diallo non-lieu bi am na lu mu ko jëndee lim ko jëndee nag xam naa bu ñu duggee ba ci biir ci plaidoyer yi bu ñu duggee ba ci biir loolu bari dana gën a leer foofu mel na ni daal sa xel lu mu la jox ci ne ba tax nga wax ne Cheikh Diallo non-lieu bi maanaam ni ñu ko setale carrément ci tuuma yañ ko tuumaaloon ngàlloon ci ndoddam moom ak Karim Wade ñoo bokkoon daanaka gaal gu ñu leen dugaloon lu tax ñu sempi ko ci raxas ko ba mu set am na lu tax. am na lu tax ci yow lu tax. man njort naa ne am na lu tax ndax Cheikh Diallo man dama koo xam avant tey procès bi di ñëw fépp foo xam ne ñun ña nga fa woon ca ministère ba nekk ci niveau Tamaro dégg nga Cheikh Diallo mu wax ku ko bëgg a dégg ne moom CD Média loolu Sénégal yëpp ci sab sax wax na leen ko ba tax na tey bu dellusee di def nag ay contradiction yu doy waar yoo xam ne ñun ñi nga xam ne duñu ay juriste sax buy wax ñun dañuy xam ne la mu waxoon ci instruction ba ak li mu wax à la barre uute na ñun nag suñu xam-xam màccul trop ci mbirum yoon mais njort nañu ne bu ñu demee ba ci biir Cheikh Diallo dana yaakaar ne day dugal Karim mais damay ragal moom mu dugg
ci ni ma gisee mbir mi. dama su may dégg dafa mel ni Cheikh Diallo dafa am lu ñu ko ngemb. waaw loolu daal njort nañ ko ndax li ma la ko waxee rek xam nga koo xam ne dañ laa jàppoon jàpp Mamadou Pouy jàpp Boubacar Konaté. kan moo am intérêt di ngemb Cheikh Diallo. man de njort naa ne rek daal ñi bëgg a dugal Karim rek ndax bari nañu. ñi bëgg a dugal Karim ñan lañu. parti politique ñi nga xam ne ñoo bootu ci Macky Sall ñooñu bu doon seen sago Karim Wade du mës a génn ci kaso bi. mais c'est grave parce que xam nga li tax mu grave mooy ne. yoon déjà ñëpp la fa war a nekkal. ñëpp a yem ci côté yoon ci côté atte bi atte ci wàllu yoon. bu ñu demee nag ba fekkente ne dóor doom làq doom day am et là c'est grave. ndeyasu yoon bi ci boppam dafa taxawee ñaar témboowul. justice sénégalaise témboowul. ñàkk témboo bi nag tëddeewul njaxanaay te tëddeewul ndey ji seex ndax bu doon loolu la Marème Faye Sall wuy ji ndax fan yii yëpp yéen a ngi dégg coowal Serigne Assane Mbacké ak première dame Marième Faye Sall. boobu ba tey ñu ngi jël lettre bi Serigne Assane jox na ko procureur spécial ñu jox ko décharge te coow li muy bari déggoo Marième Faye Sall yéey ci yàbbi. kon nga xam ne justice bi témboowut. dinañ ñëw ci mbiru Marième Faye Sall boobu ak plainte bi ñu desaat ci mbiru Cheikh Diallo parce que sànq yaa ngi wax ne bi nga yàgg ngeen ak Cheikh Diallo daal ngeen liggéey parce que yéen ñëpp ay nitu Karim ngeen jamono jëpp papam nekkee ci bopp réew mi moom Maître Abdoulaye Wade nga ne CD Média ak ñëpp xam nañ ne Cheikh Diallo moo ko moom te loolu daana ko wax mais aussi Cheikh Diallo dafa ne Karim Wade moom loolu te bokk na ci li nga xam ne moom la ñu naan Karim Wade am na ko ci alal loolu ak leneen ba tey ci mbiru CD Média gannaaw mbiru Karim ki nga xam ne moo di Cheikh Diallo dégg nañ aussi maître Mamadou Diop di confirmer la nga xam ne moom la Cheikh Diallo wax ne Karim Wade moom CD Média ba mu des état financier ndax ku seetlu barki Dembo Ndiaye ba ñuy jóge ca procès ba ñun dañoo mujj dem sax bay bëgg nekk juriste ndax nag dafa am loo xam ne xel da koy nangu bët da koy gis te xel du ko nangu CD Média dama ne Cheikh Diallo moo doon taxaw ak ku bëgg ne man maa moom CD Média moo ko doon wax ñëpp képp ku dend ci ñun wax nañu ko li ma gis nag ci mbirum taxawaayu Mamadou Diop ba mu ñëwee am na lu mu weddi ci li nga xamante ne loolu la Cheikh Diallo wax ndax nag bañ ko laajee ndax yow mbirum état financier yi ak lépp loo xam ne mooy gestion financière Cheikh Diallo nee na ci yow la aajowu man day fekke naa Mamadou Diop ne loolu bu ko Cheikh Diallo waxee amul ndax nag am na ci loo xamante ne gestion journal bi nga xam ne mooy lépp ak lépp Cheikh Diallo ci boppam état financier bi ci moom la doon dépendre ak comptable bi nga xam ne moo nekk ci moom en tant que directeur général loolu moom fekkee naa ko. waaw gestion financière peut-être xam naa mën nañu ko xam mais que journal bi Karim Wade ko moomoon groupe ba. loolu la ñu wax ñoom ñaar loolu ñu wax nag. des na ci avocat de la défense yi xam naa ne jàppuñu la ñu wax te loolu mbirum justice nañ jëm ba ci kanam te bu ñu jëmee ci kanam lu bari dana gën a leer daal Ndeye Astou nañ dugg ci plaidoyer chaque jour nga dem ci procès Karim Wade chaque jour ngay teew ndax sa xel mi ngi dal sama xel mi ngi gën a dal xam li tax muy dal Ndeye Astou Karim Wade je suis fière de Karim Wade man ci naka ndax li tax ma fière ci moom gis nga keneen ku dundoon li Karim Wade dund saalit nga bu yàgg am na ñu mënul dund li Karim Wade dund Karim ñaari at presque mi ngi ci biir kaso bi kenn dégg ko mu caalit kenn dégg ko mu wax lu mu warta wax kenn dégg ko mu def nit lu mu ko warul def kenn dégg ko mu trahir kenn te it nag gis nañ fi lu nekk ñun gis nañ fi ñoo xam ne ñoo ko mag fuuf bu ñu duggee biir kaso la ñuy njëkk a wax mooy baal leen ma dañuy balu pour teel a génn waaye moom ma nga toog négocier wul nanguwul ku ñëw wax ak moom ci lenn lu dul li mu soxla mooy laver honneur am ndax sénégalais la te fii la nar a nekk ci dëkk bi fii la nar a toog. pourtant nee nañ ay négociation amoon na dafa antuwul négociation ñu ne amoon na for nañ ko ci weewu ba te presse bi sax bind nañ ko ñu ne amoon na diggante président Macky Sall ñi nga xam ne ñoo féete nguur gi ak Maître Abdoulaye Wade ngir rapprochement PDS APR xam naa sax doon ko dégg mais li lalu woon carrément ci suuf. mooy mbiru Karim Wade nag xëy na Karim Wade ci génn négociation boobu ngay wax ñu bari nee nañ amoon na. Karim Wade négocié wul Ablaye Wade sax négocié wul. xam nga lu xewoon. waaw lu xewoon na la. coow daal la fi amoon Marème Faye Sall war a ñëw taxaw ci sénégalais yi wax leen 650 millions yu BMCE Black Pearl na mu war a demee Serigne Assane Mbacké dem porter plainte coow li bari ñu bëgg ñu divertir
di ñu andil ay waxi jiboo dama ne Ablaye Wade mënut a jiboo ak Macky Sall moom mu jël doomam ne ko ràpp ci kaso bi tegu ko fenn naan dañuy jiboo dama ne Ablaye Wade demul bay négocier ak kenn rawatina Karim Wade nag. jiboo boobu bu amoon actuellement ak discours bi nga jàpp boo jékki-jékki woon ndax xëy ñu ne la jiboo am na. waaye jiboo day am cadre jiboo. waaw mais politique dafa am fu ñu koy teg politique nga waaye ma ne munoo jël suñuy détenu munoo jël Aïda Ndiongue dugal ko ci kaso bi munoo jël Aziz Diop dugal ko ci kaso bi munoo jël Bara Sadi dugal ko ci kaso bi rawatina nag yaakaaru réew mi muy Karim Meïssa Wade nga naan damay jiboo loolu naxaate la duñu ko nangu duñu divertir dama ne tollu wuñu ci jiboo li ñu toll mooy na génnee ñi nga xam ne ñoom la ne ràpp ci kaso bi te tegu ko fenn sooga ñun dégluñu yooyu sax yàlla xam na ne ñun bàyyiwuñu xel sax ci yooyu ndax xam nañ ne diversion la ñu ñëw ci mbiru plainte bi nga xam ne sëñ Assane Mbacké boobu def na ko ci première dame madame Marième Faye Sall jàpp nga ne tegu na fu dëgër loo xam ne mën nañ ci teg bët lu solide bañ a solide Ndeye Astou sëriñ Assane Mbacké di citoyen dëkk ci dëkk bi yàlla may ko mu gis loo xamante ne ñu ngi koy toppee Karim Wade muy benn société bu ñuy wax BMCE banque bu ñuy wax BMCE ñu tuddee ko Black Pearl li Alioune Ndao di toppee Karim Wade loolu mi ngi ci biir ñu ëlbatiku xëy suba ñu ne première dame kat société boobu may nañu ko 650 millions pour mu yóbbu ko ci daara yi te sax société boobu moo gagné la cité de l'émergence dama ne Serigne Assane Mbacké moo yey dafa wax ci kaw li nga xam ne moom la nit ñi di ngun-ngunoy ci suuf Marème Faye Sall man yow laay waxal dama ne 650 millions yi ñu wax te nga xamante ne fépp foo dem ci Sénégal moom la ñuy waxtaanee grand place yi Marseille foo jëm moom la dañu ne nga ñëw taxaw leeral ko ci kanaw askan wi ñu xam 650 millions yooyu fan la jóge ndax nag sa borom kër moo wax ne képp koo xam ne yaa ngi ci Ndakaaru di Sénégal ak foo mën a nekk ngay sénégalais justice bu la laajee dara dangaa war a ñëw wuy ji dama ne Marème Faye Sall demal nga wuy ji te moytul ma nag zaaru Nafissatou Diop Cissé bi nga xamante ne bëgg nañu lu neex Marème Faye Sall xëy suba naan dañuy attaquer Viviane Wade du moromul Nafissatou Diop Cissé Nafissatou Diop Cissé xanaa tey lay wax waxi Marème Faye Sall ci ay jamono danaan wax Marème Faye Sall ku niroo ak Simone Gbagbo la moo ko daan wax. ah bon moo ko daan wax moom Nafissatou Diop Cissé danaan gis nga boo gisee Marème Faye Sall rek daanaka gis nga Simone Gbagbo ñoo yemi mbir kon tey bu ëlbatikoo war fa mu nekkoon. moo ko daan wax nga dégg. moo ko daan wax ci ay jeeg xam na li ma ko wax mi ngi may dégg maa ngi koy dégg daan na toog ci ay kër jeeg di ko wax ak yeneen xanaa tey la xëy naan Marème Faye Sall Viviane Wade nag du waxanteeg moom ndax Viviane Wade du ko tontu Viviane Wade ki muy tontu mooy ki nga xam ne day dox ci triptyque boo xam ne moom la nit ñu baax ñi di doxee mooy constance mooy fidélité mooy loyauté du waxanteeg yow Nafissatou Diop Cissé bu fekkee dangaa bëgg poste wala nga bëgg dara ci wetu Marème Faye Sall ndax nag Marème Faye Sall mooy joxe poste yi de mooy fal ministre yi mooy fal DG yi mooy moom daal daanaka mooy def lépp kon nag moom ci jëmu boppam bu bëggee dara ci Marème Faye Sall na seet beneen bu mu ko wax te bàyyi nag madame Viviane ci suuf te lijjanti problème am ak waa APR ndegam xajal nañ ko. waaw ñu des ba tey ci mbiru maître Abdoulaye Wade ak lu ko jege. fan yi dañ ko dégg. muy wax ne weeru novembre dana tàng ndax jamono ji serel dafa jeex. digganteem ak président Macky Sall. yow da nga ànd ci jamono ji ak maître Abdoulaye Wade ak âge bu mu am. ak déjà étendard maanaam yére bi ñu ko solal ne c'est un démocrate c'est un nangam ak jaar-jaaram. est-ce que war na fi yee fitna. est-ce que maître Abdoulaye Wade war na yee fitna di promettre ne novembre de feu la ñu war a jëm ak président Macky Sall. koole duma la topp fa ngeen jëm dafa soriwul ku ne gis na Abdoulaye Wade ba mu ñëwee ci dëkk bi ba léegi ma nga toog benn place am demul procès seeti doomam demul rëbës seeti doomam ma nga toog fa mu toog ñu yaakaaroon ne Macky Sall ak ñi ko wër xanaa ñooñu danañu am luñ ko mën a teg foo xamante ne dana bàyyi xel Abdoulaye Wade mi nga xamante ne ginnaaw yàlla ak yonent bi tey lu mu doon moom la waaye Ndeye Astou tey la waalo gën a aay Macky Sall lépp lu muy jëf ak lu muy jublu mi ngi ko jublu ci parti démocratique sénégalais te nag ab réew day am opposition moom mënul ñas naan ko gonga Amath Dansokho naan ko gonga ñépp naan ko gonga
waaye ñun PDS neewuñu gonga ndax loolu mooy démocratie day am pouvoir am contre pouvoir ba tax na loolu président Ablaye Wade wax mooy am du ci moom sax de ci askan wi la ndax féppay bax day astu xoola sunu université bi xale yaa ngay jooy xoola xuy kamaj bi ci dëkk bi xoola problème mu réew mi xuy kamaj gi ak parce que yaa ngi naan ci procès Karim Wade courant day coupé. waaw courant yoroon na Karim Wade yoroon na mbiru courant bi. waaye réglé woon na ko saafarawul. plan tàkkal anamu. buñ ko dugg plan tàkkal kay dégg naa da ngay jël fii rek def fii mais ba tey trouba nga fa parce que en fait saafarawul lu bari. ah ñun de yëgoon nañ ci saafara ñun. saafarawul lu bari plan tàkkal ba mu ñëwee parce que il paraît 40 milliards xaw ma lan lañu daan utiliser par mois que lu ñu daan utiliser que new woon saafara carrément. ay pëndal la woon ci kanam nit ñi pour nit ñi yaakaar ne li nga xam ne moo di courant bi mi ngi ñëwaat alors que c'est le contraire ça veut dire pour en arriver rek le yaa ngi wax courant bi yaa ngi wax aussi université ay problème yu yàgg la nekk ngeen ci nguur gi aussi pendant 12 ans ça faraw leen ko ma ne plan tàkkal plan la woon boo xam ne dafa bindu woon dans la durée Karim Wade dafa waxoon ne 2014 2015 zéro délestage te ba ñuy jóge ci nguur gi nit ñi sentiroon nañu un léger mieux dama ne ñoo jël plan tàkkal dugal ko ci tiroir yi ne baaxul faf dara tàkkatul xam nga bu ñu demee ba palais de justice fi nga xam ne fa la ñuy àtte xuy kama gi di ñu bëgg a rey nga war a xam ne am na problème dama ne li ma wax ci université moo ci gën a tuuti ana bourse familiale ya mu doon wax ana maanaam mbir yooyu muy wax nga xam ne kuy faju moom ngay jëm ca kii ba nu mu tuddati couverture maladie universelle barki Dembo Ndiaye maa ngi ci profito sax di jaal sama mbokk sama xarit yi dëkk Dalifort gis nañ fi ku juri seex di wër suba ba ngoon jot ba seex yi macha allah génn àddina damaa wax ni féppay métti dëkk bi sonn nañu te li ci gën a métti nag mooy nga sonn ba pare ñu la ciy booleel ay xas naan la yow ay feet rek nga bëgg loolu la ñu Macky Sall wax barki démb yéen daal sénégalais yi ay feet rek ngeen bëgg dama ne feeti moo ko fi andi Macky Sall yaa fi andi feeti yaa fi andi anniversaire yi yaa taxaw ci sa anniversaire u parti ne fii toj na di chanter ànd ak say ministre chanteur say ministre danseur dama ne yow yaa ko fi andi moo tax danañu feetu bi sax nag daf ñoo faf të li tax mu tëñu moom lu nit di feetoo boo xëyee suba doo añ boo añee doo reer boo reeree doo ndékki dama ne na jublu ci mbirum sénégalais yi te bàyyi xaste bi barki Dembo Ndiaye ba muy wax loolu xamul woon ne dana def concert fii ci inauguration wu kiyam bi salle de conférence francophonie bi fa la toog concert ministre am jóg taxaw di fecc di pàkkar ñi président Ablaye Wade sax mi ngi wax wango man loolu li ma fa gis moo ëpp wango li ma fa gis mojji laa fa gis fecc mojji lañ doon fecc fële ca kii te mojjaani dëkk bi mojjaani dara mojjiw fi ba tax na sénégalais yi la mu digoolee woon ak ñoom Macky Sall na ko def te bàyyi campagne électorale bii mu nekkee ci réew mi lépp lu mu def campagne électorale sommet francophonie bii ku ne xam na ne c'est un moment linguistique ak culturel man li ma xamoon ci francophonie mooy domaine linguistique la ak domaine culturel waaye du domaine politique mais quand même président Macky Sall mu ngi tàmbalee def du concret lu ñu teg bët quand même parce que cin bu naree neex bu baxee xeeñ mën nañu wax ne jamono ji nag ci cin laa ngi tàmbalee xeeñ parce que au moins la ñu def fee ca Ablaye Wade maître Ablaye Wade ñu bëri bàkkee nañ ko tali yeeg yenn réalisation yi loolu kenn du ko dindi est-ce que ne cin li moo tàmbalee neex ma ne ci président Macky Sall bu neexee tamit neexagul ci sénégalais ndax salle de conférence am boobu sax sénégalais yaa ngi koy laaj milliards ya mu waxoon ne moom la koy defaree ca na ma ko déggee yokk na ko kon moom lan Ndeye Astou dama ne bala ngaa digle ca ngaay dangay sangu lépp lu mu doon wax président Abdoulaye Wade dama ne Macky Sall la ngi def duubalam ak loo xamante ne Sénégal yëpp a mer ku waxul ne mer nga Sénégalais yaa ngi may déglu maa ngi leen xool ñu ngi may xool barki démb la xew fële ca jam ñaajo Sénégalais yëpp a mer concert a fa amoon moom dafa xëy suba matul ñetti fan mu ne Sénégalais yi dañoo bëgg a feet dañoo bëgg ay kii ak yooyu mu xëy suba may ñu feet super bégee la doon def fële ca jam ñaajo ministre Youssou Ndour moo ñu ko andil moo fa nekkoon taxaw di fecc ka way am ay député am yuy taxaw di fecc ka way damaa wax ni
nit ki daal booy am looy wax ci nit ba tax ñu fal la ci réew mi boo toogee war ngaa jéem a def leneen fii rupture amu fi ndeyaasu laaj ko sénégalais yii wala moom Macky Sall mu génn benn bés. bon la ngeen dugg ci askan wi xool askan wi nan la ñu gisee ay actam rupture amu fi bon la ngeen doon def rek la ñu continuer. waaye dama ne lu ko yées la def. ñun sax daan nañu def mu feeñ. daan nañu def loo xamante ne ku jóg mu feeñ waaye moom loolu mu def foofu ñaata milliards ñaata millions rassemblé dëkk bi yépp pour ay benn inauguration dama ne Macky Sall ku wax ne mere woo ko ci Sénégal yaa ngi wax lu la neex na dugg ci biir dëkk bi xool ndax nit ñi mere nañ ko am mere wuñ ko. du man nag bokkuma caa ko gën mbirum Ablaye Wade ak gestion am sénégalais yi ñoo ne Ablaye Wade baax na jël Macky Sall jox ko 65%. kon waxi Ablaye Wade na ko teg fee te moom mu wax li mu digaale woon ak askan wi te doxal ko doxalu ci dara nag. mais bu dul dara aussi li président Macky Sall ne que li ñuy feetu mu ëpp lu ñuy liggéey blague à part politique à part loolu noo ko gisee. moo nooy feetoo nee naa la ne Ndeye Astou xale yi jàngeetuñu panier de la ménagère a ngi nii ku añ doo reer xuy kama jàng ñu bëgg a rey. ci yow sénégalais ndox amul ci dëkk bi. dama ne sénégalais yi taluñu feet moom moo tal feet sénégalais yi taluñu feet moom moo tal anniversaire di chanter naan fii toj na man maa ko waxoon ne ko chanter bien qui chantera le dernier chanter bien ñoom ma defe ne woon sax anniversaire bu paree ñoom dinañ ci jël ay enseignement mais la xew nag barki démb ca jam ñaajo nag man daal damay bàyyi sénégalais yi sax ñu apprécier rek damay bàyyi Ndeye Astou sénégalais yi ak apprécier. ñu nekk ci jamono joo xam ne it falaat nañu président Moustapha Niasse mu nekk ci boppu pencu ndaw réew bu Sénégal sànq yaa ngi naan ñu bëri nee nañu gongo ñu bëri dañuy topp ci gannaaw président Macky Sall. noo gisee bureau politique bureau assemblée nationale bi. bureau bi li fa am rek mooy Macky Sall mooy teg rek te Moustapha Niasse du wax waaye nag na Macky Sall def attention gis nga seen tekkaaral boobu Moustapha Niasse ak ku mel ne moom seen tekkaaral boobu na xaar fii ba 2017 wala sax 2019 ndax maa ngi dégg mu naan référendum dañ koy yóbbu ba 2016 loolu itamit lu ñu war a wax la mooy réduction mandat am boobu nga xamante ne dafa nekk ba élection locale yi jàll xelam xaw a dal nee na muy soog a waxi réduction mandat dama ne Moustapha Niasse dafa nekk Macky Sall di ko may at wu ne mu di ko delloo ñu di ko delloonte di ping pong la ñuy def waaye dama leen wax ne dara yënguwul assemblée nationale tey la nit ña gën a nelaw majorité mécanique moo fa am lu Macky Sall soxla moo fay dox majorité mécanique na tata yàgg na fa. waaw ana rupture majorité waaw d'accord waaw xam nga boo ne rupture tamit te yéen la ngeen doon def rek la ñuy continuer xam nga nit ki sax boo koy critiquer nga def na nit ki def loo xamante ne daanaka moo yées. ma ne ñoom Macky Sall moo xëy ne Sénégalais lépp loo xam ne régime Ablaye Wade mi ngi ko fi doon def dootuma mu ne Sénat génnee naa fi Sénat. te fan yi mi ngi waxi Sénat de wala lu ni roog Sénat au conseil des collectivités locales ak politique rek lay def Macky Sall daal politique rek lay def lépp lu mu def acte bu mu teg da koy teg pour sa réélection en 2017. ba tax na assemblée bi crédibilité amu ko député yi dañ daan nelaw ci Ablaye Wade tey la ñu xandoor ñu ngi xandoor nii ci Niasse kenn du ko dégg ci dara bokkul ci dara ndax defe na ne bu yëngatoo Macky Sall ne ko 1 an bi ci boppam dootoo fi toogaat parce que nag Macky Sall mooy décider mu toog fi ak mu bañ fee toog bi ma gën a metti nag mooy mort vivant ba ca biir palais ba mooy Amath Dansokho dundut deewut mooy andi ñombe yi moo fi waxoon Karim Wade 4000 milliards lu yëngatu fii mu ëlbati ko waat ne Ablaye Wade suugam yi daf ciy def ay milliards Macky Sall daal ay mag yoo xam ne jeexal nañu ca jeexal yu njëkk ya ñi nga xamante ne daanaka Sénégalais yi soxlaatuñu leen ñoom la teg ci suñuy institution ak magam boobu muy Amadou Makhtar Mbow defe naa ne kooku sax moom defe naa la mu ko joxoon lépp dugal na ko ci réforme des institutions loolu lay doxalee ba tax na dëkk bi ci boppam ñoo doyal ca loolu te bala mu koo xam nag mu bàyyi ba ñu dem ba ci kanam nee naa la fi mu ne nii aji kumba tàkko rek lay dégg mojji dama ne mojjaani bala mu koo xam dañoo dem ba ci kanam nañu yónni yàgg Ndeye Astou nañu yónni yàgg. dafa mel ni ci yow parce que su ma lay déglu ñu fàttali ni Marie Aw la ñuy dalal parti démocratique sénégalais da ngay wax ak
engagement ci ngay wax. mais ñu gis ne aussi parti démocratique sénégalais bi nga nekk. yàggoo ci fës. moo ne de yàgguloo ci fës. ça veut dire rôle yi ngay nekk nii dafa nekk ay rôle yoo xam ne ay rôle yu am solo la mais ci c'est que te ñu ne amoo ci sax bokkuloo ci kilifa yi ci daanaka ci ñi suufe nga bokk. waaw nangu naa ko ni ko Karim doonee ndax Karim tey militant la ci biir PDS man aussi militante rek laa ci. waaw que ñu bëri sax reconnaître ñu la sax ne. waaw mën naa nekk waaye man reconnaître naa sama bopp te sénégalais yi reconnaître nañ ma ndax maa ngi ci terrain bi maa ngi def nag une opposition saine nag opposition boo xam ne àndul ak tappale di def opposition boo xamante ne ñii ma dëkkal ci Kër Massar fare ci yeneen parti yi xam nañ ne tappalewu ma ci li may def man dama bëgg tey jii gëm ne politique dana ànd ak éthique man gëm naa loolu te ci loolu laay doxee te ci loolu laay waxee à l'image nag de mon mentor muy Karim Meïssa Wade mii toog. bon Karim nga yaakaar ci lépp daal. waaw man nag Karim mii macha allah day koo xam ne damay wax rek li wolof di wax bu ñay di xàll mabal doom jaa tax tey nag kii ñoo ko jur mooy sunu lépp te am nañu yaakaar ci moom te it yàlla bu yaakaar tas ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii am nañ ci moom yaakaar. d'accord ñu wax sànq nga wax ci ArcelorMittal. Maître Abdoulaye Wade di beneen mbóot boo xam ne wala beneen bomb boo xam ne sànni na ko ci. mu nekk objet de commentaire coow li bari lool ci réew mi. loo ko teeroo. waaw xam nga ArcelorMittal Abdoulaye Wade ca jamono yee waxoon na ko mais xam naa sénégalais yi bàyyiwuñu ci woon xel ndax dossier la boo xam ne moom moo ko piloté woon. mu amoon société boo xamante ne dafa waroon a ñëw fii nekk ci sunu réew di exploiter fer ak ay dérivés yàlla dogal bi nga xamante ne dem nañu ba mu yàgg ñu kase li nga xamante ne moo xewoon ci diggante état Sénégal ak ArcelorMittal boobu ci nga xamante ne Ablaye Wade moo fi nekkoon. yàlla dogal Macky Sall ñëw bi Macky Sall ñëwee fekk dossier bi nekk en contentieux maanaam Ablaye Wade mu représenté état Sénégal dafa porté woon plainte ki ñuy wax ArcelorMittal pour mu fay leen 2500 milliards de francs à l'état Sénégal ñu jël nag benn avocat bu ñuy wax Bourgi mu di ko doxal ba ñu wàccee am ndam ba ñuy waaje am ndam ndey asu ñu xëy suba rek. avocat bu mel ni Bourgi ban la. avocat ba Bourgi la tudd. bokkul ak Bourgi déedéet du benn du Bourgi male yàlla dogal ñu xëy suba rek ñu daal di recevoir Bourgi ca palais ba ne ko jërëjëf wàcc nga. lépp loo xamante ne yaa ngi ko doon def ci dossier bi léegi wàcce nañ la tey fay ko ay honoraire am daal di dem yoonam daal di négocier nag ak ñooñu nga xam ne ñooy ArcelorMittal ba de 2500 milliards état Sénégal am 75 milliards ndey asu loolu de teey na xel loolu la Ablaye Wade wax loolu la ñëpp wax ñu bëgg nag loolu tey du moom rek ko wax forum civil mës na koo wax. forum civil mosoon na wax ne mbirum ArcelorMittal boobu na OFNAC autosaisiru ñu leeral ko askan bi nan la demee ndax diggante 2500 milliards ak 75 milliards jàpp nañ ci diggante bi am na ay pots de vin ñàkkul ay mbir yu ci xew kon dañuy laaj mu leeral ko moom Macky Sall ak gouvernement am te bu joxe ay dossier waaye ay responsable am yi rek wala ministre Aly Ngouille Ndiaye bu xëyee suba dugg benn journal wax a wax ba yeggal dañu ne ay preuve la ñu soxla ay dossier mu teg ko sénégalais yi gis ko maanaam la muy wax ak li Ablaye Wade wax nañu génnee ay dossier mu leer ci boppu askan wi loolu la ñuy wax ci ArcelorMittal ndax nag sénégalais yi dañoo sonn 2500 milliards jege na budget Sénégal jar naa leeral. bon 2500 milliards ba 75 milliards ci yow dafa am lu lëndëm lu nekk ci biir loo xam ne. tey na xelu Sénégal yëpp ba ñuy leeral ñoom Aly Ngouille Ndiaye ak moom gouvernement bi ak état bi citoyen sénégalais da ngeen a war a andi leeral gu leer nañ ci ArcelorMittal ba mu leer ci nit ñi ñu xam loolu ni mu demee wala wala OFNAC bi nga xam ne moom la fi teg mu autosaisiru lijjanti loolu ni mu demee. peut-être xam naa aussi. xam nga mën nañu ñàkk fii dara pour dàq fii dara comme nee nañ Sénégal am na pétrole. pétrole bi xam naa ci la ñuy carte. pétrole bi. waaw mi ngi andi rek problème mu coow li nga dégg ndax dégg nga fan yële ñu xëy suba ne Sénégal am na pétrole. bi nga ko déggee béggaloo. lu may béggee. Sénégal am na pétrole li may njëkk a laaj mooy
pétrole boobu lan la mën a andil dëkk bi ba ma ko xoolee ba ci biir ñu càmbar ko ak li ñu gis dama ne loolu arnaque bu rëy la. ah bon ponkalub arnaque a ngi noonu loo xam ne itamit bokk na ci mbóot yi nga xamante ne war nañ ko leeral askan wi ndax nag dañoo am société bu ñuy wax African Petroleum bu fi nekkoon nga xam ne Ablaye Wade dafa signé woon ak ñoom Rufisque offshore signé woon ak ñoom Sud offshore profond pour ñu mën a xool pétrole bi fan la nekk ñu exploité ko fii ci sunu réew yàlla dogal loolu sottiwul bi nga xamante ne Macky Sall jël na réew mi 5 mois après moom ak frère am Aliou Sall liggéey ak ba tey ki nga xamante ne mooy promoteur boobu ñoom ñu taxawal Timis Petroleum loolu la ñu taxawal bi ñu ko taxawalee dama ne loolu nébuleuse la nañ ko leeral askan wi ndax ñu ngi ciy dégg ay 200 milliards 200 milliards yooyu nañu ko leeral askan wi fan la dugg ak nag lañ ko séddoo ak lu ci état bi am ak lan la ci Sénégal gisee boppam ndax dañoo xëy suba rek ñun gis ñu naan ña ngay extraire pétrole fii ak xaw ma ñaata at di ngeen gis premier ba ma ne loolu intéressé wul Sénégalais li ñu intéressé nan la pétroleum team boobu fexe ba am li nga xamante ne mooy marché boobu bay defa bay extraire bay waaj a extraire pétrole ci Sénégal loolu la askan wi yëpp di laaj ñu ciy laaj ay tontu li ci gën a neex nag mooy Aliou Sall mañ cay tudd ak nit ka am na keneen ku mu def manager doomi Macky Gassama bi ñoom ñëpp a ngi ci boobu société maanaam toujours rek li sénégalais yi di wax famille dynastie Faye Sall Gassama Cimbo loolu mooy dox ci Sénégal dañu ne nañu leeral loolu nañu leeral 200 milliards yooyu sénégalais yi dañoo bëgg ñu leeral ko nañ ko leeral. bu xam nga aussi bu ñu lay déglu tout le temps à chaque fois mbóot yi. lu ñëw rek da ngeen ci xapp kaan est-ce que du bëtu opposition bi. mooy gëlëmal des fois seen bët ba vous voyez le mal partout. lépp lépp dara doxul. ndeyasu bala ngay digle cangaay da ngay sangu loolu la wolof wax. moom moo ko fi andi. moo ñëw ci askan wi rek andi mbirom le mu justice ay déclaration de patrimoine ay CREI ay OFNAC ay nangam ak nangam foo waxee mu ne gouvernance sobre et vertueuse loo wax mu ne bonne gouvernance yooyu yëpp moo ko fi andi di comme moo ko fi andi dama ne dañ koy saytu lu mu def te nga xam ne leeru ci bopp nit ñi dañ koy saytu comme ni muy saytoo nit ñi moom ku yëngu mu saytu la yow mii Ndeye Astou boo xëyoon suba ma bëgg la saytu rek di sa dëkkandoo damay bind léegi CREI ne Ndeye Astou mi xees na léegi li muy sol doy na waar otoom bi rafet na ñu ñëw saytu la moo ko fi andi kon moom it faw mu leeral ñett yi daal na ko leeral mbirum Marème Faye Sall na leeral Sénégal mbirum ArcelorMittal bii jar naa leeral mbirum Petroleum Timis bii nañ ci wax te duñu bàyyi de ndax danañu leeral ci nii wala ci naa léppay leer Ndeye Astou moo ko andi léppay leer léegi ñu wax ci jamono ji réew mi xam nga fi nga xam ne fi la toll sànq bu ma lay dégg xam naa ne dara doxul ci yow ci réew mi pourtant am nañu yaakaar ci côté président Macky Sall ne que deuxième mandat incha allah danañ ko am te loolu lu leer la ma ne xam nga veillu élection locale yi am na ñu ma defoon débat ci seen biir rajo bi télévision bi. waaw Sélébé yoon waxoon Macky Sall ñii dañ lay nax. ndax bari woon na ñu ko taxawoon naan ko xolal léppay baax li may wax rek mojji rek lañ koy wax dama ne maa ngi delluwaat wax ko loolu dëkk bi dara doxu fi te it nag bu ñu méngale mukk élection locale ak élection présidentielle 2017 boobu muy xalaat. man yaakaar naa ne dina ci am mbetteel bu ko jaaxal ñi koy wër naan ko baax na dama ne baaxul sénégalais yi ñoo sonn ndeesu man waxuma de fi ma toog nii damaa jël sama mbubb mi solal ko sénégalais yi di waxal ñi nga xam ne mënuñoo jote ci rajo yeeg télé yi wax seeni coono mais sénégalais yi ci boppam ñoo sonn sénégalais yi ñoo sonn maanaam li nga xam ne moom la Macky Sall teg ci réew mi muy façon gouvernance bi ak ni mu nar a doxalee réew mi ci côté yëpp nag ci côté yëpp féppay métti daal féppay métti mais féppay métti mais est-ce que am ngeen yaakaar ci yéen waa PDS parce que aussi PDS dankaloo bi déjà des na te bari na ay doole yoo xam ne wàññeeku na ci
taxawaay bi des na carrément day mel ni parce que bu ñu demee ba mettre Abdoulaye Wade ci boppam des fois di ñëw di jouer les premiers rôles xel du tey surtout que parce que yow sax xam nga yow yaa ngi dund jafe-jafe yi nekk ci biir PDS yaa ngi koy dund yow sa bopp n'est-ce pas déedéet PDS daal li ma fa gis mooy ay frère ak i sœur ak fa nekk xam nga opposition frère ak sœur yi ci kaw la ci kaw bi mooy frère ak sœur mais ci biir ay kajjante ngi ci ay defante ni genre yi demee noonu parti yëpp a mel noonu parti buy dund bon am na ci dama ne parti yëpp day am ay contradiction léeg-léeg kenn ku nekk ngay gisee rawatina nag parti bu ñuy wax parti démocratique sénégalais bon am na ci ma lay wax ne président Abdoulaye Wade ba léegi mooy le secrétaire général national du parti démocratique sénégalais kon dafa jaadu moom mu ñëw taxaw dama ne parti boo gis rawatina parti bu mag bu toll ni PDS dama ne gis-gis yi mën nañoo bañ a bokk waaye taxul nag ñu am benn problème ñoo ngi gisante ñoo ngi waxante ñoo ngi regroupé wu autour de l'essentiel. ban bundu xataal nga fa dund mu gën la metti aw ma fa bundu xataal waaw bu ndaw sax wallaay aw ma fa benn bundu xataal ndax samay sœur fa nekk ak samay frère te li may xeex loolu la ñuy xeex gis nga Karim Wade mi boo demee ca procès ba ñoom ñëpp ngay fekk ñu toog bàyyi seeni yitte ñi parlementaires yi bàyyi hémicycle ba ñëw toog ñëpp ñëw toog ma jàpp rek ne xam nga lan moo metti tey ci sunu parti mooy épée de Damoclès bi nga xam ne rek moom la ñu Macky Sall teg kenn du yëngu ci parti démocratique sénégalais ku wax ñu yóbbu la ba tax na xëy na am na ci ñu bari ñoo xam ne li ñu bëggoon a taxawee dëgg loolu ndax ñu ci bari seen dossier ñu ngi ci biir mi ngi nekk en cours mi ngi nekk ci biir justice bi damaa yaakaar ne ñooñu loolu moo xaw a wàññi seen kii mais tey la ñëpp gën a taxaw. bu Karim Wade di génnee kaso est-ce que sax yaa ngi gis Karim Wade à part procès ba. ca procès ba rek est-ce que yéen a ngi toog di waxante nga koy seeti kaso. ca procès ba rek nag laa koy gis ndax bul fàttee ne yàgg na lool sax nag. la Aliou Ndao procureur spécial boobu arrêté autorisation de visite u Karim Meïssa Wade yi. loolu moom yàgg na. mais yàlla dogal na ñoo ngi gisee ci biir kaso bi muy nuyoonteeg nit ñi ñu gis ko mu nekk macha allah daal taxawaayam rafet macha allah dana jantal dana taxaw dana wax li mu war a wax dana def li mu war kenn jéppiwu ko fa. Karim Wade daal tubaar fa kàlla ñun liñ koy ñaanal yàlla mooy yàlla na ko yàlla génnee ci li mu ne te du ñun rek de Sénégalais yépp la Sénégal Ndeye Astou boo demee procès Karim Wade bee. man damay gis ñoo xamante ne c'est l'occasion d'ailleurs ma remercier leen ay sénégalais yoo xam ne mosuñoo gis Karim Wade mosuñoo toog ak Karim Wade 6 heures du matin la ñuy xëy seen kër ñëw fees dell toog di xaar di déglu wala rek nañu xool Karim Wade tàcc ko ne ko Karim président muy seen yéene ci ñoom kon ñooñu sax yaa ngi may jox occasion ma gërëm leen ñoom ñépp nag ci turu Karim Meïssa Wade ci seen taxawaay ak ni nga xamante ne moom ngeen ko taxawoo ci procès bi mais gëm naa ne Karim mii da ciy génn gëm naa ne dëgg rek mooy mujj man gëm naa ne Karim Wade day génn te Karim Wade bu soxlaa li ku nekk lu mu soxla ci réew mi jàpp naa ne war naa mën a yëkkati loxo ku yëkkati sa loxo jàpp naa ne Karim Wade war naa mën a yëkkati loxoom te Sénégal yëpp yéene nañ ko. day génn nga jàpp ne. jàpp nañ ko. bon ci yow procès bi daanaka du ci génn ak benn tolof-tolof. procès bi mi ngi dem mais du dee ci kaso bi Karim Wade mii xanaa ala mirki nag. Macky Sall du ko wacc ci kaso bi rek nag ba ilaa yow mi diini tëj boo gis Ndeye Astou tijjee ciy mujj sunu xalif bu baax bee moo ko wax moo ne tëj boo gis tijji rek a ciy mujj gëm nañ ne Karim tôt ou tard dafay génn liñ doon bëgg nag mooy ñu tëj ko mu ànd ak dignité am ànd ak bravoure am ànd ak loo xamante ne sénégalais yi kenn du ko jéppi te loolu la ñu am ci moom. dama bëgg ñu jeexale ci coow li am ci affaire Bassirou Faye bi nga xam ne faat nañ ko ñu am koo xam ne jàpp nañ ko ci mu di Tombon Wale am keneen koo xam ne it coow li bari na ak génn procureur bi xam naa ne information bi rëccu la noo ko jàngate noo ko canaliser bala may wax dara ci mbirum Bassirou Faye waxoon naa ko defe naa dox nañ ko def nañu délégation ci turu Karim Meïssa Wade ñoo ngi koy jaal di ko jaalaat mbokkam yi di ko jaalaat étudiants yi sunu doom yi di ko jaal askanu Sénégal yépp ndax heure boo waxee problème mu Bassirou Faye rek ñun ndey yi sunu xol day dellu si waat naqari lool ndax dee bi wax dëgg yàlla naqari na ñépp rawatina ñun ñii jigéen ñi
mais ñu xam ne rek mbirum Bassirou Faye bu ñu ci fàttee mukk xaritam bi ñuy wax Seet Jaañ mi nga xamante ne moo fekkee ndax dañ naan ku fekke nag war a mën a wax te ku wax war a mën a joxe firnde Seet Jaañ nañ ko bàyyi xel ci loolu ñuy wax. procureur génn na Bassirou Gueye wone ne macha allah gis nañu ki nga xamante ne yaakaar nañu ne moo faat Bassirou mais defe naa ne xale yi leneen la ñu wax xale yu étudiants yi leneen la ñu wax. noo gisee loolu déjà procureur génn wax étudiant ne kii la étudiant ba fekkee ne moo fekkee ne du kii keneen la coow li bari ci loo xamante ne ni daanaka enquête waroon na ci am noo gisee coow loolu. xam nga man li ma njëkk nanguwul mënuñoo wax policier moo faat Bassirou Faye ba pare police di mën a enquête bi. foofu la coow li njëkk na. man foofu nag kenn mënta nekk juge et partie loolu lu jar a bàyyi xel a ngi noonu yéen ñëpp nangu nañu ne macha allah yàlla rek a xam ki faat sunu doom ju baax jooj ji Bassirou Faye yàlla na yàlla seral ay yaxam nee nañ ci police la nekkoon donte nekk na en service wala nekkul en service waaye ci police la ne kon kay waroon nañoo wut beneen corps ñooñu def enquête bi waaye police ci boppam mi nga xamante ne ñoom la ñu incriminé ñooy defaat enquête bi man loolu dalul sama xel téye na sama xel teyit nag jarul a yàkkamti man ni ma gis man day asu yàkkamti boo gis réccu lay mujj te mbir mi dañ koo patamee ni ma ko gisee yàkkamti waaw man gis naa loolu nañ ko teeylu te def ko ndànk maanaam ñoom dañoo andi ñaari mbir yu bokkul ay Mamadou Diop faatoon nañu ko fi kenn deful enquête léegi Bassirou Faye macha allah faat nañu ko fi def nañu ba enquête trouvé nañu mbir mi du foofu mbir mi dëgg la te dëgg nag yàlla rek ko moom yàlla rek ko xam nañ ko teeylu te yërëm nag sunu doom yi nga xam ne ñu ngi ci université bi barki dem ba ma leen gisee ñu am benn restaurant xale yi sonn nañu xale yi ci boppam sonn nañu étudiant wu Sénégal sonn na li ñu soxla nag mooy bourse la leen Ablaye Wade joxoon Macky Sall bu ko mënul yokk bu mu ko transformé ci aide yaa xayti na dimbali xale yi jàng dimbali seeni wayjur ñun loolu rek lañ koy ñaan. am na solo maman émission bi jeex na. ma di la sant bu baax nag Adja Ndeye Astou sama soppe sama xarit di nuyuwaale équipe bu Petit Déj yëpp ndax yéen wax dëgg yàlla samay soppe ngeen di nuyu nag sama secrétaire général national muy maître Abdoulaye Wade di nuyu mbooloom koo xam ne kàngam nga yaa ngi ci biir parti démocratique sénégalais di beral nuyoo nag sama doom ak sama xarit mooy Karim Meïssa Wade du ma fàtte itamit sama sœur Aïda Ndiongo muy nit ku baax ku yàlla baaxal koo xam it maa ngi koy ñaan yàlla jëlee ko fi nga xamante ne fa la ne ndax foofu du palaasam di ñaanal ñoom Aziz Diop ak mbooloom koo xam ne yaa ngi nekk ci biir kaso bi yàlla na la yàlla génnee du ma fàtte nag sama mbokku Kër Massar gi nga xamante ne ak banlieue bi nga xam ne fii laa soqeekoo muy département de Pikine Guédiawaye maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax Karim Wade bu mu xalaat mukk ne moom rek a nekk ci kaso bi Karim Wade na jàpp ne ñëpp nekk ci kaso bi xol yi benn neexatul. Il n'est pas le seul à être à Rebeuss nous sommes à Rebeuss chez nous kenn ku ci nekk boo ko gisee da ngay am naqar woo xam ne ndax il ne mérite pas ça ñun xam nañu qualité xale bi xam nañu xale bi li muy jar Sénégalais yi xam nañu xale bi li muy jar kon liñ koy ñaanal yàlla mooy xam nañu ne am na courage xam nañ ne am na dignité na yokku ñoo ngi ci wetam ba dëgg bi nga xamante ne moom la Sénégal yépp di xaar ala kulli alin ci dëgg boobu la ñuy mujj allahumma salli ala sayyidina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf mu doonoon suñu gan tey soxna Marie Aw bu parti démocratique sénégalais ñu koy gërëm di ko sant di gërëm di sant it équipe bi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon El Hadj Modou Diouf Papis Mbaye Alioune Badara Ndiaye ci montage bi Oustaz Assane Diouf ci coordination bi ñàkk bakkaar ñu koy gërëm di leen gërëm yéen itam di gërëm nag Adja Sakho mère Filing ci col gi numéro téléphone bangoogu ma nga ca Grand Yoff Arafat jàkkaarloo ak collège ya sant Thiandoum mbokk yi jàngeen jëf seen kolte mooy suñu mbégte beneen ay bés ak beneen gan ci rajo ak télé bi ngeen tàmm Leeru Jamono Walfadjri